salaamaaleykum suñu mbokk internet yu Caaroy Info TV ñu ngi leen di nuyu di leen ziar waaye aussi di leen jox ku nekk seen wàccuwaay di leen dalal ak jàmm ci seen première numéro seen émission amul nëbboo mu nekk émission boo xamante ni nag ñi ngi ci am ñi nga xam ne nag ñoo di waa Yelli Sénégal ci noonu rek tey ma daal di nar a feggoo rek ak ki nga xam ne moo di Adja Diaw ñu nar a waxtaanee rek li nga xam ne rek moo di relance économique ci jamono ji nga xam ne nag ku ne xam ne ni li nga xam ne moo di mbas mi dafa laale bu baax a baax fii ci diwaanu Sénégal waaye tamit ci loolu rek ñu fas yéene tëral ana yan activité le groupement de femmes yi mën a def rek ci jamono mbas mi ngir mën cee génn ci noonu rek di dalal bu baax a baax ñi nga xam ne ñoo di samay invité waaye je rappelle que mbokk internet yi képp koo xamante ni bëgg nga participer ci li nga xam ne moo di émission bi mun ngeen ñu woo ci 77 036 06 74 su ko defee rek ngeen mën a participer en live ci li nga xam ne moo di émission bi ci noonu rek di jaajëfal bu baax a baax suñu sponsor leader mu di Mansour borom 3e nekk fii ci diwaanu Thiaroye yi di bay waaram bu baax a baax ci lu jëm ci wàllu menuiserie métallique ba tax na rek mbokk internet yi képp koo xamante ni da nga bëgg li nga xam ne moo di waa porte en fer wala sax porte en aluminium mën nga dem seeti Mansour borom 3e wala nga woo ko ci 77 975 75 95 mi ngi fii ci diwaanu Thiaroye boo wàccee rek li nga xam ne moo di pont bi janook kër sa yi ngeen daat koy seeti rek mu defal leen lu mucc ayib ci noonu rek ma bàyyi sama gan yi daal di présenté wu ma koy njëkkee rek ci ki nga xam ne moo di Adja Diaw Adja Diaw nuyu naa la. maa ngi lay fay Amina di nuyu aussi internet yi nga xam ne que ñu ngi seetaan. yëkkatil baat bi tuuti. maa ngi lay fay Amina di nuyu aussi internet yi nga xam ne que ñu ngi suivre à travers Caaroy Info. di nuyu aussi suñu ñaari gan yi nga xam ne que ñoo fi teew tey ànd ak ñun ci programme bi nga xam ne que H moo ko mettre en place. ànd ci ak Willy Sénégal. d'accord ànd ci ak Willy Sénégal ak waa H ci noonu rek ma daal di dem rek sama ndeyjoor daal di bàyyi rek ki nga xam ne moo di monsieur Abdou Aziz Ndiaye nekk animateur en développement daal di présenté wu monsieur Abdou Aziz nuyu naa la. waaw maa ngi lay fay Amina maa ngi tudd Abdou Aziz Ndiaye nekk facilitateur benn organisation bu tudd GREN groupe de recherche action des initiatives sociales éducatives et sociales. ñuy liggéey ci lépp lu aajoo ci wàllu àq ak yelleef doomu aadama surtout jigéen ak xale aussi di yëngu lépp soo xamante ne dafay jëmale jigéen ñi kanam ci wàllu koom ak ci wàllu droit. d'accord di ko jaajëfal bu baax a baax waaye rek ci sama càmmoñ may dalal rek ki nga xam ne ñu ngi koy woowee Penda Ndiaye je rappelle que nga nekk présidente bu groupement des femmes alliance des femmes pour le développement du Sénégal maman Penda nuyu naa la. Amina maa ngi lay fay di nuyu aussi mbokk internet yi nga xam ne ñu ngi suivre Caaroy TV di nuyu aussi sama nattango yi nga xam ne ñoom laa bokkal AFDS mooy Alliance Femmes et Développement pour Sénégal. di la jaajëfal bu baax a baax di rafetlu bu baax a baax tey ci dal rek gi nga dal ci suñu plateau ci noonu rek dama leen ko doon waxee ci njëlbeen ba mbokk internet yi képp koo xamante ni bëgg nga rek daal di participer ci li nga xam ni moo di émission bi mun ngeen ñu woo ci 77 036 06 74 ci noonu rek di ngeen daal di sax mën a participer en direct ci li nga xam ni moo di suñu émission ma daal di dellu siwaat rek ci thème bi nga xam ni moom la ñu nar a waxtaanee tey mu di rek nan la ñuy def rek ngir daal di relancer rek li nga xam ne moo di activité économique yi wala sax activité génératrice de revenus yi ci fi nga xam ne moo di groupement de femmes yi ci jamono ji nga xam ne rek mbas mi dafa laale bu baax a baax fii ci diwaanu Sénégal ci fàttali rek xëy na bu ñu nekkul woon période Covid ñi nga xam ne ñoo di groupement de femmes yi la plupart du temps ay formation yi ñu leen doon defaral dina bokk ci li nga xam ne nag moo di nan la ñuy def ba gérer seen caisse waaye tamit dinañ leen former ci li nga xam ne moo di développement personnel ak li nga xam ne moo di seen fonctionnement structure ci jamono ji nga xam ne nag mbas mi dafa laale bu baax a baax fii ci diwaanu Sénégal dafa mel ni rek dañuy changer rek li nga xam ne moo di activités yi li nga xam ne nag moom lañ gën a faral di nemmeeku ñu koy def bokk na ci wàllum transformation lu jëm ci wàllum saabu antiseptique waaye tamit daal di waxtaan ak ñoom rek ci ay sensibilisation ak ci ay causerie ci noonu rek damay daal di jox ko kàddu gi Adja Diaw jamono ji nga xam ne nag mbas mi laale na bu baax a baax ci diwaanu Sénégal yéen nga xam ni yéen a ànd ak waa Willy ak waa H ngeen nekk benn programme boo xamante ni da ngeen di jàppale bu baax a baax jigéenu Sénégal yi tey ji est-ce que mun nga dellu siwaat rek si activités yi nga xam ni yéen a ngi koy def waaye tamit nekk na ay activités yoo xamante ni génératrice de revenu la ci période mbas bi.
waaw Amina merci ci question bi ndaxte H bi mu ñëwee ak programme Yelli Sénégal dafa ñëw ci moment bi nga xam ne que jigéen ñi dañ ko soxla mais bi ñuy dañ commencé ci àll bi d'abord au niveau de Thiès commencé di fa def ay actions vers Kër Samba Yacine Mbour ci village alentour yooyu di dimbali jigéen ñi di leen accompagner di leen gunge ci wàllu formation ci wàllu aussi gestion seen kees yi ni muy demee ak yooyu noonu bi mbas bi nag ñëwaatee 3e vague bi ñu xool situation bi ni mu tëddee ni jigéen ñi aussi seen i affaire xaw na taxaw ñu ne dañu xool beneen situation boo xam mën nañ ci ànd ak ñoom gunge leen à travers Yelli Sénégal ci noonu aussi lañ daan ne encore ñu toog ak yenn kàngam yi waxtaan ak ñoom xool yan manière lañ mën a def pour gunge ak ànd ak ñoom mën a gën a jàppale jigéen ñi suqali leen ci seen liggéey ak Yelli Sénégal. d'accord gën a mën a jàppale jigéen ñi waaye tamit suqali leen bu baax a baax ci seenub liggéey mbokk internet yi yéen a ngi suivre seen émission bi nga xam ne rek ñu ngi koy juppee amul na boo mu nekk émission boo xamante ne nag tey mooy première numéro bi ngeen ànd ceeg ñi nga xam ne nag ñoo di waa Yelli Sénégal ak waa H ci jamono ji nga xam ne nag mbas mi laale na bu baax a baax fii ci diwaanu Sénégal ñu nar a teg rek ana yan lan moo nar a nekk relance économique bi ci li nga xam ne moo di activité yi nga xam ni dafay àndi bu koppar rek ci groupement de femmes yi ci période bi nga xam ne nag mbas mi dafa laale bu baax a baax fii ci diwaanu Sénégal Abdou Aziz nga nekk animateur en développement nekk aussi facilitateur graine tey jii yéen tamit seen programme amaana am na loo xamante ni yéen ngi koy def di jàppale jigéen ñi loolu lan lay doon. waaw xam nga graine lu ko tax a jóg mooy surtout dooleel jigéen ñi mooy fexe ñu xam seen àq ak seen yelleef d'abord mais ñu def aussi pexe pour que ñoom lépp loo xamante ne dafa aajo aussi wàllu koom-koom ñu jàppale leen si donc ñaari levier yooyu si la ñuy gën a yëngu mooy droits sociaux ak lu ñuy wax droit économique. D'accord. léegi en fait graine depuis 2 ans pratiquement ñu ngi liggéey si ay projet yoo xamante ne dañuy xool organisation yi nekk biir Pikine de manière générale ñu jàppaleel si ay subventions yooyu day permettre ñoom ñu def ay sensibilisation sur les droits pour mën ko xam mën ko approprier yu beneen côté bi mu nekk benn fonds bu ndaw rek subvention boo xamante day impulsé si seen dynamique économique pour ñu mën a gën a jëmale seen koom-koom ci kanam donc graine si loolu lay liggéey donc ñaari at yi def nañ financé nañ 103 projets juróom-benn fukki projet ak ñett première année bi daaw di 25 projets ren ñu def ci 38 projets donc loolu mooy kii wu ren te yaakaar nañ ne année bi di ñëw dana gën a yokk parce que yaakaar nañ zone de domaine zone d'intervention bi parce que Pikine la ñu yemoon mais dañuy yaatal dem ba Guédiawaye dem Rufisque ak ñaari département yoo xam dañu ko seen rek ñu Pikine ak Guédiawaye Pikine ak Kër Massar nga xam ne benn département la mais comme ñaar léegi ñoom ñu fay intervenir prochain programme donc si gàttal daal ñeenti département yi incha allah bëgg nañu programme bi ñu intervenir si sur le plan des droits sur le plan économique. bu weesoo département yooyu est-ce que tey jii yaakaaroo leen li nga xam ne moo di seen projet di graine bi waroo leen ko yóbbu tamit à travers partout au Sénégal. waaw xam nga daaw sax defoon na fa Kolda mais xam nga Kolda ñoom dañu demoon yëngatu lépp su xamante mutilation génitale parce que ak mariage précoce ak surtout sàkku xale yu jigéen ñi donc ñoom département région de Kolda département Kolda si loolu lañ gën a yëngu daaw bokkoon nañ si programme bi mais ren presque pratiquement Pikine la aajo mooy département Pikine bu njëkk ba 16 communes yi mais si phase extension bi bu ñu jógee département Pikine dañ koy yaatal Rufisque ak Guédiawaye parce que bokkuñu si woon bon amaana fii ak 2 3 ans 4 ans mu laal Sénégal yi dem Thiès dem Mbour dem Kaolack dem Kaffrine ba finalement yaakaar nañu daal lu ñu bëgg mooy mu laal Sénégal bi yëpp ba jigéen ñi seen ak seen yelleef ñu xam ko mais surtout seen droit économique aussi ñu mën koo doxal ba finalement lépp ñu yëngal si lu ñuy wax économie sociale et solidaire ñun ñu gën si yëngu gën si jàppale. d'accord mu nekk loo xamante ni am na solo bu baax a baax ma daal di rek fas yéene daal di rek tourné ci ki nga xam ne moo di maman Penda Ndiaye nga nekk présidente ab groupement tey jii nan ngeen di dundee mbas bi di Covid 19. waaw ma nekk présidente réseau parce que Alliance Femmes et Développement réseau la ay groupement ñoo ci nekk membre donc ñoo ko composé ni ñuy dundee mbas mi nag mbas mi moom ku nekk xam na ne secteur d' activité yëpp la laal te ci secteur d' activité yëpp la métti bi moom am na fu mu tàmbalee mais amul fu mu yem parce que dafa ralentir carrément nos activités
ndax dañu daan yëngu ci formation dañu daan yëngu ci sensibilisation dañu daan yëngu ci activité yu bëree bëri mais mbas mi bi mu ñëwee daf ko paralyser carrément maanaam ak bu ñu daan def 30 activités mën naa wax ni benn activité la ñuy def wala ñaari activité dans le mois te loolu dafay nekk lu méttee métti parce que ku nekk xam na ne activité génératrice de revenu yi jigéen ñi di yëngatu comme mi ñu ciy jëlee moom la ñuy gérer seen kër yi parce que am na ci ay familles yoo xam ne c'est des c'est les femmes qui sont les chefs de ménage am na ci ñoo xam ne seen borom kër yi aussi li ñuy gagné bariwul seen jigéen ñi seen soxna yi ñoom ñoo leen di jàppale ci loolu kon su activité yi ralentir rek dafay metti ci kër gi d'accord dafay metti ci kër gi damay dikkaat ak yow rek xanaa rek ma daal di dem xooli rek ñi nga xam ne jamono ji ñi ngi suivre émission bi ci fi nga xam ne moo di page Facebook bu Thiaroye Info TV ku ci mel ni rek El Hadj Diop mi ngi naan soxna Penda Ndiaye waaye aussi mi ngi ma naan we on live her in South Africa dafa mel ni sax ñoom ña nga foofu ci diwaanu Afrique du Sud ñu ngi leen di ziyaara bu baax a baax moom tamit mi ngi jaajëfal bu baax a baax Thiaroye Info ma nga naan sax Thiaroye Info thank you yow tamit thank you very much ci noonu rek may jaajëfal bu baax a baax keneen koo xamante ni fidèle internaute bu Thiaroye Info TV ñu koy wax Cheikhouna Lo mi ngi suivre émission bi depuis ci diwaanu Espagne ñu koy nuyu di ko ziar bu baax a baax El Hadj Diop daal di ñëwaat rek di wax ni rek j'aime les gens engagés di ko jaajëfal bu baax a baax waaye tamit di jaajëfal bu baax a baax tamit El Hadj Diop ba tey rek mi ngi naan Adja don't give up mu mel ni sax moom ay anglais la ñuy làkk rek xanaa moo woo suñu rédacteur en chef rek mu fas yéene macha allah waxtaan ak ñoom mbokk internet yi je rappelle que am na ñoo xamante ne ñi ngi may envoyé si live bi ay message di ma laaj délibération yi nan lay demee mun ngeen ko suivre rek fi nga xam ne moo di en live si page Thiaroye Gare ci noonu rek di ngeen am rek li nga xam ne moo di délibération bag yi jamono ji sax ñi nga xam ne ñoo di suñuy ndaw ñi ngi ci diwaanu centre Sem Thiaroye 44 waaye tamit Martyr Sey ak fi nga xam ne moo di lycée Thiaroye ngir rek daal leen di digtal li nga xam ne moo di résultat yi ci noonu rek may souhaité bu baax a baax ñi nga xam ne rek wala sax bonne chance sax ci ñi nga xam ne ñi ngi xaar seen ay résultats ci noonu rek damay dikkaat rek ci li nga xam ne nag moom la ñuy waxtaanee tey mu di seen émission amul na boo ñu daal di waxtaanee rek thème bi mu di lan la ñuy def pour daal di rek relancer yenn activité économique yi nga xam ne rek moo di andi ab koppar ci yenn groupement de famille ci jamono ji nga xam ne nag mbas mi dafa laal bu baax a baax fii ci duwaanu Sénégal Adja xanaa rek ma joxaat la kàddu gi tey ji ku ne xam ne ni rek groupement de famille donte sax ñi ngi doon liggéey mais seenub liggéey mun nañ jàpp ni dafa tagga téem bi li ko waral nag moo di mbas mi di Covid 19 ana yan jeexital la mën a am ci li nga xam ne rek moo di yenn activités yi nga xam ne groupement de famille ñi ngi ko doon def. waaw Amina merci ci question bi balaa ma cee répondre aussi damay remercier El Bachir DJ Tupac ñun ñooy ànd ensemble ci programme bi programme Wili Sénégal bi mu ñëwee au Sénégal dañu am un coordonnateur ki nga xam ne que moo ñu représenté au niveau du Sénégal muy docteur Mame Yota Faye Mame Yota Faye aussi maa ngi koy saluer de passage xam naa dina dugg ci kanam ci ligne bi sax pour waxtaan ak ñun bu baax mbas bi li mu créé ci groupement de famille dafa bëri seen surtout ci seen gestion kees yi ñu doon defee seen genre tontine yi seen denc tabaski yi yëpp daf ci feeñ bu ñu lim ci feeñee mooy li ko wanee bi ñuy toj seen kees yi ci année bi passé problème yu bëri da nga koy dégg amuñu aussi ñoom solution nan lañ mën a def pour gérer situation bi ñu toll nii ci mbas bi nan lañ mën a def pour mën a dem li continuer seen liggéey te du am indi benn problème par rapport ak situation Covid bi ñu nekk moo waral Wili ñëw andi benn programme teg ko ñu xool nan lañ mën a def pour accompagner leen gunge leen pour apporter un peu plus de changement par rapport ak ñoom ci liñ nekkoon di ci liggéey nan lañ leen mën a accompagner nan lañu leen mën a gungewee jàppale leen ba problème yi nga xam ne que ñu ngi koy jànkonteel actuellement nii dootuñu ci jànkonteel. d'accord mu mel ni sax Wili Sénégal ak ñoom waa H moom ñi ngi jaar di jàpp rek bu baax a baax ci li nga xam ne moo di jigéen ñi ngi jàppale jigéen ñi waaye aussi ñi ngi jàppale groupement de famille ci noonu rek Abdou Aziz sànq yaa ngi ko doon wax ci fi nga xam ne moo di say njëlbeen wax yéen tey jii seen daal di lu fait que tey graine lan mooy gàllankooram wala sax mbas mi di Covid 19 yan jeexital la am ci li nga xam ne moo di seen programme. waaw jeexital bi mooy d'abord nit ñi ñu mënoon di rencontrer di échanger expérience di mën a liggéey defatuñ ko parce que première année bi dañoo tere woon rassemblement mu nekkoon problème bu mag parce que xam nga programme graine bi dafa articulé ci ñaari point benn bi mooy droit li ñuy wax droit social
lépp loolu dafa aaju si xamante ne jigéen ñi xam seen i droit seen àq ak seen yelleef te loolu pour ñu xam ko il faut ñu daje di waxtaan di sottante xalaat sa mbas mi tere na daje beneen bi mooy problème économique bi Adja wax na ko sànq bi ñu xam nga jigéen ñi pratiquement ñoo yore kër yi ñooy chef de ménage te seen jumtukaay yëpp dañuy li ñuy wax bay dundee dañuy liggéey tey pour mën a dund suba te boo xoolee sax Sénégal noonu la articulé noonu la taxawee muy lépp ak activité boo xam ne activité libérale la pratiquement mbas mi laal na ko trop parce que nit ñi dañuy bay dundee donc bay dundee boobu ñuy def nag day indi jafe-jafe indi gàllankoor seen liggéey moo tax ñu li ñu gën a préconiser mooy activité bu ñu ci def moo xam ne ñuy wax épargne obligatoire parce que bu amul épargne obligatoire nit ñi dañuy jël seen koom-koom yëpp def ko ci activité yi finalement bu ñu war a def relance wala def réinvestissement dafay am problème parce que du ñu am xaalis bi ñu ko defee moo tax ñun ñuy préconiser que jigéen ñi quel que soit avec yi mooy lu Adja doon wax les caisses yeeg yooyu moo am benn partie boo xamante ne dañ koy denc pour que cas wu problème bi ñu mën ko jéem a gérer à travers de petites épargnes yoo xam ne dañ ko mën a dugalal ci koom-koom bi leneen la ci nekk mooy c'est vrai que jafe-jafe am na parce que produit yi ñuy faral jigéen ñi liggéey dafa am surenchérissement dafa yokk dama lay jox benn exemple rek daaw am na benn groupement boo xamante ne dafa la jënd di tax kilo 250 300 mais 1500 la jënd kilo bu bëggee def transformation 1500 kilos le kilo di tax doo am bénéfice d'accord donc dañuy obligé di ko def nii rek comme échantillon yooyu yëpp ay jafe-jafe la mais lan la ñu war a def pour que ñu mën a gérer loolu relancer mën nga relancer d'accord mooy d'abord ñu am épargne ñaareel bi mooy ñu am ay centrale d'achat et stock yu mag a mag a mag yoo xamante ne dinañu permettre suba bu ñu bëggee def dara produit bi du cherté bi du yokk du am explication sur les coûts mais problème bi mooy bu fekkee mbas am na rek oto yi demuñu transport bi am gàllankoor automatiquement dafay am surenchérissement si coût produit donc day am yokkute aussi si matière première bi mais finalement produit fini bi dafay am yokkute day gën a cher par rapport ak ñu koy consommer donc yooyu ay jafe-jafe yu ñu am la xamante ne ñu dañ ciy waxtaane jigéen ñi pour xool yan canevas la ñu mën a teg pour que ku nekk rek si wàll boobu ñu xool na la ñu mën a liggéeyee ba mën a saafara yooyu d'accord di ko jaajëfal bu baax a baax ki nga xam ne moo di Abdou Aziz ma ñëwaat rek ci ki nga xam ne moo di maman Penda Ndiaye donte sax yaa ngi ko doon wax sànq mbas bi am na ay jafe-jafe yoo xamante ni yéen a ngi ci jànkonteel tey jii su ma la ni woon li nga xam ne moo di seen alliance lan ngeen di def comme par exemple loo xamante ne ay activités génératrices de revenus la ci période mbas bi nga xam ne boo leen ko defee di ngeen am ay koppar donte sax xëy na dañ naan mbas mi moo tax am na yenn activités yoo xamante ne yéen a ngi ko doon def mais mbas mi dina tax ngeen bàyyi ko def yeneen activités yoo xamante ne ay activités génératrices de revenus lay doon yooyu activités yan lay doon. waaw activité génératrice de revenus yi ñu daan def dañuy continuer toujours di ko def parce que dañ daan def transformation céréales def transformation fruits et légumes def saponification di defar saabu eau de javel ainsi de suite yooyu dañ koy bàyyi mais dañ gis ne peut-être période mbas mi fi mu toll li nit ñi di demander javel bi li nit ñi demander saabu bi li nit ñi di demander détergent yi moo ëpp dinañ liggéey ci loolu gaa moom li ñu koy wax rek njógu Bambey tout te teew da ngay defar léegi gaa ñi ñëw jënd ko dina xaw a wute tuuti. léegi est-ce que céréales yi yéen a ngi koy continuer di def céréales yi ñu ngi koy continuer ba léegi di ko def. mais par rapport ak avant mbas bi est-ce que amul différence quantité bi ngeen ci doon def. quantité bi ñu ci doon def. wàññeeku na parce que li tax mu wàññeeku d'abord mooy la matière première dafa jafe Assise wax na ko. actuellement nga jënd produit su fekkee ne da nga doon jëndee kilo soq. ay 250 wala 300. soo ko di jëndee 400 wala 500. nga bëgg ko transformer ak intrant yi nga ciy dugal yëpp. parce que cere boo ko waxee nit ñi dinañ wax. mais dugub bi boo ko jëndee. il faut que d'abord nga wol ko. mais soo koy mooñ il faut nga def ci ndox. il faut nga jënd gaz pour tay ko. il faut que nga dugal ko encore ci sa séchoir. foofu da ngay jënd gaz. wala nga jënd ça veut dire que frais yi dafa bari. frais yi dafa bari. bu matière première bi yombee di nga ci mën a génn. mais bu matière première bi chéré doo ci mën a génn. lan nga jàpp ni looloo tax tey matière première bi matière première bi cher na. parce que période mbas bi la. cher na nit ñi niñ daan déplacé woo. déplacé wu ñu noonu. te at mu njëkk mi déjà luuma yeeg yëpp dañ ko arrêté woo. te li ci ëpp dañ daan dem ci luuma yi wala suñu ay nawle yi nekk ci région yi. di dem ci luuma yi di jënd. di ñu jaay ñoom ñu am ci ñun ñu am ci.
mais léegi nag su fekkee ne loolu yëpp arrêté nañ ko da ngay ñëw ci commerçant yi nga xam ne am nañ doole ñoom ñu dem jënd ñëw seen stock. d'accord kon nañ lay jaayee du bokk ak lan doon jëndee. d'accord aussi day nekk jafe-jafe. d'accord di ko jaajëfal bu baax a baax maman Penda Ndiaye di rappel que ni rek yéen a ngi suivre seen émission amul nëbboo mu nekk première numéro bi tey sax ngeen koy am fii ci diwaanu Thiaroye Info TV ci noonu rek mbokk internet yi képp koo xamante ni da nga bëgg a participer ci émission bi mun ngeen ñu woo ci 77 036 06 74 ni ma ko doon waxee rek tey thème bi mu di ana yan activité la ñuy daal di teg rek ay mu nekk ay activité yoo xamante ne activité relance économique la ngir rek mu daal di mën a andi koppar rek ci li nga xam ne moo di groupement de famille ci période bi di mbas bi di Covid 19 ma daal di dellu siwaat rek sama naataango Adja Diaw tey bu ñu jëlee rek ñi nga xam ne ñoo di waa Willy Sénégal est-ce que tey dañoo nekk ñoo xamante ni dañuy yëkkati koppar di au-delà accompagnement yi ñuy accompagner ak formation yi nga xam ne ñu ngi koy defal jigéen ñi est-ce que dañuy yëkkati koppar di jox jigéen ñi ci wàllum ay financement bi yu ni mel. Amina H bi mu créé programme Willy Sénégal début bi xalaatoon nañ ay financement pour groupement yi mais bi ñu wàccee sur le terrain gëstu li nga xam ni que moom la groupement yi soxla ba pare dañu def remarque ni que avant que ngay financer nit ki il faut le former d'abord. D'accord. Donc ci loolu lañ daal di jël teg na ne affaire financement bi actuellement accompagner ñu kenn benn groupement ak des financements dañ leen accompagner par des formations li nga xam ne ko ñoom soxla nañ ko su fekkee dañ ñu ne dañu soxla formation en développement personnel ñu ñëw jàppale leen ci loolu bu dee dañu soxla formation ci seen comptabilité noonu aussi la ñuy def bu dee tamit dañu soxla formation ci lu mel ni wàllum céréale locale aussi wala transformation savonnerie actuellement ci loolu lañ nekk ndax mbas bi ñu nekk période Covid bi ñu leen di jàppale ci ay formation savon antiseptique ndax gis nañ li fi nekk set la àndal ñu leen di jàppale ci mel noonu mais wàllum financement taxawaguñ ci ndax dañ leen di gunge jaboot ba pare ndax booy jàppale nit danga koy wan yoon ba pare doo ko mën a jàppale mais bu ñu jëlee xaalis rek jiital ko jox ko groupement yi te xamuñu nan la ñuy gérer seen xaalis ak yan activité lañ ci war a créer foofu dina poser problème pour ñu mën a egg leen d'accord tey jii programme bi ba ngeen ko mettre en place ba tey mu di Willy Sénégal ak waa H est-ce que tey jii ci xayma ñaata groupement de femmes ngeen daal di rek seeti bon ci xayma li ñu seeti ci ay groupement de femmes war na mat 20 à 25 groupements de femmes. d'accord tey jii Willy Sénégal bañ ko sosoo ak léegi wala bañ ko mettre en place ak léegi ñaata temps la durée. bi ñu ko sosee ak léegi ba mettre ko en place durée bi bu matee 6 mois ci lay. ngeen daal di dem seeti li nga xam ne moo di 20 groupements de femmes. d'accord léegi tey jii mu mel ni. domaine d'intervention bi yamul fii ci diwaanu Dakar rek mais dafa mel ni aussi da ngeen di intervenir lu bëri ci fi nga xam ne moo di région yi lan moo nekk jafe-jafe entre groupement de femmes yi nekk fii au niveau de fii à Dakar ci fi nga xam ne moo di ville bi ak fii nga xam ne moo nekk ci yi nga xam ne moo di xëy na yenn zone rurale yi wala ci village yeeg yu ñu mel. waa li ci ëpp nag ci àll bi la ñuy intervenir lu ci mel ni Diourbel Bambey Thiès ci village yi lu tax lu waral loolu Dakar ñi fi nekk au moins ñoom dinañ bénéficier wu yenn formation yi mais ñi ci àll bi amuñu information yu ñu war xamuñu aussi nan la ñuy def pour organiser wu te doole ji néew na foofu trop moo waral kon jàpp ngeen ne foofu ngeen gën a war a mën a intervenir jàpp nañ ni que foofu lañ gën a mën a intervenir donte xam nañ ni que même ñi nga xam ni que ñi ngi ci Dakar ci ville bi soxla nañ ko mais yéen a ngi intervenir fii à Dakar ñi ngi intervenir fii tamit à Dakar d'accord di ko jaajëfal bu baax a baax Adja Diaw dama daal di jox kàddu gi rek ki nga xam ne moo di Abdou Aziz je rappelle que nga nekk animateur en développement tey jii bu ñu jëlee wàllum développement mu nekk loo xamante ni c'est très vaste mais xëy na ku nekk ak façon bi ngay analyser li nga xam ne moo di développement ci tënk rek tey su ma la doon laaj développement nan nga ma koy expliquer lan nga may wax. bon développement lu neex expliquer la. mooy jóge si jafe-jafe. romb jafe ji nekk ci beneen situation moo gën a tar. est-ce que mën nañu wax koom-koom. mën na nekk koom-koom mën na nekk leneen. xam nga jàngat bi may def si Covid bi. mooy suñu gouvernement bi. suñu gouvernement yi sax laay wax parce que bii ak beneen bii ñëw ak ñeneen dañu war a am benn jàngat imaginer mbas mi ñu si ne ñëpp ñu si ëpp bopp dañuy am lu ñuy wax comorbidité. dañuy ànd ak feebar beneen te jàpp nañ ne réew mi war nañ def analyse bu gën a yaatu loolu xool yan pexe la ñuy teg si politique publique de santé pour que jafe-jafe nit ñi am si wàllu cardiovasculaire si wàllu diabète si wàllu yeneen feebar yoo xam ne ay maladies chroniques
leen di gàllankoor ba ñuy am ay dee foofu gouvernement war na ci yeewu bu mën a teg ay politique publique yoo xam ne dina permettre nit ñi tënku ci ba jafe-jafe yu daan am si wàllu mbas mi wàññeeku par rapport ak mobilité exemple rek mooy boo demee Côte d'Ivoire wala nga dem Guinée wala ils ont moins de morts seen dee ñoo parce que seen santé ci wàllu boobu ñoo gën a jàppandi que ñun par rapport ak ñun donc am na éléments yoo xamante ne bu ñu ko tegee analyse bi en profondeur dañ xam ne gàllankoor la pour loolu ci wàllu jafe-jafe donc war nañ ko mën a saafara ba loolu mu wàññeeku donc pour en revenir si question bi en réalité développement aspect yëpp yoo xamante ne day jëmale ci kanam la mën a nekk au niveau social parce que bu fekkee ne yow am nga jumtukaay xam nga par exemple lii développement la yaa ngi yore sa ordinateur yore sa portable di liggéey anam boo xamante ni mu gën a mën a jàppandi par rapport bu nekkoon yaa ngi 20 ans 30 ans loolu développement moo ko indi mais il faudrait que nit ñi comprendre aussi que développement dafa am coût dafa am coût parce que tey téléphone bi dañ ci def passe dañ ci def crédit boo xamante ne boo ko xaymaa si année bi aussi mois bi peut-être dana am benn somme boo xamante ne day génn donc loolu ñu war a analyser pour xool que le développement c'est pas que jumtukaay day gën a yomb accès bi day gën a yomb mais du ça veut pas dire que coût bi dafay wàññeeku parce que lu muy gën a développé rek coût bi di gën a boole ñu gis ay coûts yoo xamante ne dafay yokk si fànn yu bëri nga xamante ne en réalité da ngeen ne est-ce que développement bi jar na ko sax d'accord loolu si gàttal daal loolu laa si bëggoon d'accord ci développement boobu mu ñëwaat rek ci li nga xam ne moo di seen programme mu di Graine kañ ngeen ko sos Graine nag jàppuma vraiment kañ lañ ko sos parce que dama ñëw après parce que depuis 2 ans maa ngi fa mais je crois que war na def ay 6-7 ans d'accord donc benn waay yu baax bu tudd Alassane Souleymane Faye moom moo ko créé ay naataangoom et puis Cheikh Cissé nekk coordonnateur mais auparavant lu ñuy gën a yëkkati rek mooy àq ak yelleef doomu aadama surtout jigéen parce que dañu nekk si gox bi nga xamante ne jigéen ñi ñu leen di exploité waxuma exploitation sexuelle sax mais exploitation pour fan bonus donc ñun teguñu ko ci diine mais surtout si aada lañ ko teg lu ëpp mooy que ne góor moo war a dominer jigéen donc ñun dañu bëgg a góor ñeen jigéen ñi yem lu ñuy wax égalité en droit si koom si droit ñoom ñu yem fa dayu parce que exemple may joxe rek mooy am na période boo xamante ne yow boo amee jëkkëru étranger sa doom mën na ko jox nationalité sénégalaise te góor gi mën na jox doomam nationalité sénégalaise mais loolu jigéen ñi xeex nañu ba léegi jigéen ñi mën na jox doom nationalité fànn yooyu même nationalité bi fànn yooyu lañ dem dañuy bëgg jigéen ñi xam seen droit xeex ko pour que ñoom yem ci droit yi ñu yem ci égalité biologiquement mënuñu kii si lista wala côté boo xamante ne àla kulli góor mooy jiite mais si droit yi ak yelleef yi ñu yem ci boobaa ñu xam ne bu ñu àndee ñëpp complémentarité yaakaar naa Sénégal dina gën a jëm kanam Sénégal dina gën a jëm kanam looloo tax sax ñu naan développement mbokk internet yi je rappelle que yéen a ngi suivre seen émission amul nëbboo tey mu nekk première numéro bi ñu daal di waxtaanee rek li nga xam ne moo di relance économique yan activité rek lañ daal di mën a def rek ngir rek ñi nga xam ne ñoo di groupement de famille daal di mën a gis seen bopp rek ci jamono ji nga xam ne nag mbas mi dafa laale bu baax a baax fii ci diwaanu Sénégal mu nekk émission boo xamante ne ñu ngi ciy ànd ak waa Wili Sénégal ak waa waaye aussi ñu ngi ciy àndal rek suñu sponsor leader mu di Mansour borom 3e ci noonu rek Maman Penda ma dikkaat ak yow rek ci li nga xam ne nag moo di alliance des femmes pour le développement du Sénégal tey jii alliance des femmes ñaata groupement la boot. alliance des femmes pour le développement war na boot une 50aine de groupements. yoo xam ne dañ ko répartir dans le département de Pikine et de Guédiawaye. donc noonu lañ ko répartir mais force alliance femmes et développement au Sénégal mooy lépp loo xam ne dañ koy def dañ koy teg ci àq ak yelleef parce que nit ki bu xamul àqam du xam yelleefam te balaa ngay laaj say droit da ngay def say devoir ba pare moo tax ñun suñu lépp dañ ko basé vraiment sur les droits humains. D'accord. da ngeen ko basé ci sur les droits humains tey jii bu weesoo mbas bi di Covid 19 laal leen ana yan jafe-jafe la alliance des femmes di daal di dund. jafe-jafe yi ñuy dund moom la réseau yëpp di dund moom la groupement yëpp di dund parce que dañu soxla ay partenaires yu ñuy appuyer parce que bëgg-bëgg yi ñu am mënuñu ko réaliser ñun personnellement ci suñu doole bopp parce que kuréel boo xam ne gii ne sa fonctionnement mi ngi dépendre ci say cotisation membre day poser un réel problème kuréel boo xam ne da nga war a am siège di ci liggéey siège bi yow yaa koy utal sa bopp yow yaa koy fay par tes propres moyens loolu dafa nekk ay jafe-jafe bu mbas bi ñëwee dafa nekk jafe-jafe su mbas bi defee aussi dafay nekk jafe-jafe mais day gën a métti ci biir mbas bi parce que activité yi ñu mënoon di liggéey
di ci mën a jëlee dara nit ñi di membres yi di participer pour mën a gérer loolu le fonctionnement du réseau même dafay daal di nekk un problème kon loolu jafe-jafe la. d'accord mbas mi daf ko gën a yokk nag. xëy na tey bu weesoo loolu ci période bi nga xam ni mbas mi laal na leen est-ce que am ngeen tey ji ay jàppandal parce que alliance boo xam te ni boot na lu tolloog 50 groupement de femmes est-ce que am ngeen ay jàppandal lu jugee ci waa état bu Sénégal. wax dëgg yàlla nag ñun bi ñu juddoo ba léegi amuñu ay jàppandal yu jóge ci état du Sénégal dañuy wax ni sax est-ce que état baa ngi jàppale groupement yi ñun se pose cette question là parce que mosuñu ko am. du jàppandal bu jógee ci état du jàppandal bu jógee ci mairie ñun lépp loo xam ne li ne am nañ ko wala mën nañ ko wala defal nañ ko suñu bopp suñu ay fonds propres la yeneen yi ci topp dañuy seet ay ONG yoo xam ne dañuy liggéey ci àq ak yelleefu doomu aadama. donc ñu di ci former di ñu jàppale pour ñuy mën a mener certaines activités. mais su passé loolu moom wax dëgg yàlla état bi moom dañ koy dégg rek waaye gisuñu ko. léegi yan jéego ngeen jàpp ni soo leen ko defee amaana état bu Sénégal dina daal di jàpp ci li nga xam ne moo di groupement bi ak jafe-jafe bi nga xam ni jamono ji ku ne xam ne ni mbas mi moom laale na fu ne. waaw dañuy am toujours yaakaar ne rek xañ na genre émission. est-ce que mun ngeen plateau yu mel nii xam nga bind déposé taxul ñu tontu la. taxul ñu tontu la. parce que xañ naa xam naa amaana courrier ba day bari amaana ñuy def tri ba ça prend du temps peut-être xañ na ça prend du temps mais am na foo xam ne peut-être bu ñu fay yeggee dina war a mën a sotti. mais damay wax ni association boo xam ne am na reconnaissance depuis 2001 quand même su mënul am appui ça pose des problèmes. et fi ñu réseau bi fi mu nekk ñi ngi nekk ci benn commune d'arrondissement la ñuy yëngatu ñi ci commune ba xam nañ ko mais duñ ko def et puis généralement dangay créer benn affaire nekk ci am say idée di ko développer keneen ku am doole wala keneen ku am partenaire bokk wala mu am koo xam ne ci ne am na ku ko appuyer soit sur le plan communal la wala sur le plan étatique mu ñëw yow sàcc sa idée dem di def la même chose que yow li ngay def. d'accord xañ na moom dina la ëpp moyen mais yaa koy ëpp résultat. yow mi nga xam ne xam nga li nga bëgg yow yaa am initiative bi loolu la olof yi di wax ni sàcc ndënd yomb na mais foo ko tëggee mooy jafe. loolu moom olof da koy wax di ko jaajëfal bu baax a baax maman Penda Ndiaye ma daal di dikkaat rek ci ki nga xam ne moo di Adja Diaw lu ëpp ci groupement de femmes yi am na ñoo xamante ni dañuy ragal sax yenn appui wala yenn jàppandal yi ndax am na ay réseau yu bëri yoo xamante ni dañuy juddoo dans un premier temps di jàppale groupement de femmes yi mais xëy na li nga xam ne moom la ñuy mbëbët ci ginnaaw gi dafay mel ni loo xamante ni tey politique moo ko lal j'espère que Willy Sénégal bokkul ci yooyu les réseaux. Amina loolu moom dëgg la looloo waral groupement femmes yu bëri souvent sax ndimbali ñu leen di jox sax day nekk ay préfinancement yu ñu leen di jox mais Willy tey bu doon joxee ak jigéen ñi di leen jàppale subvention lay doon dañ leen di subventionné ñu mën a dérouler seen i activité ñu gunge leen ànd ak ñoom loolu moo tax a jóg Willy làqatuwul ci gannaaw kenn moo tëral programme bi créé ko mu tudd Willy Sénégal Willy ñun ñëpp bu ñu ko déggee xam nañ lu muy signifié wolof donc Willy googu mu ñëw pour gunge jigéen ñi accompagner leen jàppale leen mais bu amee financement aussi àndut ak benn acteur politique wala nekkuñu ci gannaawu benn acteur politique wala préparé ñu aussi à des fins politiques. d'accord mais est-ce que tey jii yéen a ngi bàyyi xel que ni tey Willy am na nu muy demee ba am benn ouverture boo xamante ni xëy na di nga gis benn bailleur wala benn homme politique boo xamante ni dafay jéem a ñëw di andi xëy na jàppandalam ci suuf mais en contrepartie comme yéen da ngeen di dajale li nga xam ne moo di groupement de femmes yi da ngeen di am ay nit donc est-ce que du nekk loo xamante ni xëy na dañ ciy mën a jaaree tey jii ñu gis ni benn Adja Diaw mi ngi daal di piloter lu mel noonu ñu ni la man de soo bëggee mën naa la jox tant ci millions ci ay financement groupe de femmes mais retour dama bëgg tey jii damay politique soit damay dem élection wala lii sa groupement de femmes yi jàppale ma tey jii est-ce que yéen a ngi ciy bàyyi xel donte sax bokkoo leen ci yooyu. gis nga xëyuñu rek Amina créer programme bi dañu xëy avant ñu koy teg dem def ci ay études sur le terrain doogaa mettre en place programme bi Sénégal bi ñu tegee programme bi mu tegee aussi xam nañ li ñuy xaar sur le terrain boo déggee financement rek foofu crédit day dugg. crédit bu duggee leb la ak fay ñun leblanteew ñu fayanteew ñu bu ñuy gungee jigéen ñi c'est des subventions kon politicien bu ñëw comme ni nga ko waxee sànq pour accompagner les groupements de femmes de Willy loolu aussi dañ koy jël mais aussi tu tax ñu jël benn engagement wala ñu engagé benn groupement de femmes ne ko kaay nga def lii ak lii groupement de femmes yi ñu ngi ciy liggéey mais dañoo responsable
mën a jëlal seen bopp des décisions. ñun suñu rôle ak ñoom lan la accompagner leen gunge leen ci wàllum formation appuyer leen ci wàllum subvention bu ñu mën a dérouler seen activité ba nga xam ne que situation yu mel nii tey ñuy dund muy Covid bi nu mu munti mel ak yeneen situation yu munti ñëw ñoom dinañ ci mën a xam nan la ñuy def ba génn ci situation yi. d'accord mu nekk loo xamante ni am na solo lool waaye tamit mu nekk loo xamante ni jar naa bàyyi xel lool ndax tey jii Sénégal am na ñu bëri ñoo xamante ni lépp lu ñuy teg rek dañuy foog ni c'est pour des fins politiques mu nekk loo xamante ni rek jar na bàyyi xel ma daal di dikkaat rek ci ki nga xam ne rek moo di Abdou Aziz amaana rek yéen ñi nga xam ne tout le temps yéen a ngi jege ñi nga xam ne ñoo di jigéen ñi tout le temps tamit yéen a ngi jàppale ñi nga xam ne moo di jigéen ñi mais dañoo gis la plupart du temps yéen seen ay entité jigéen ñi ngeen di gën a dooleel que góor ñi lan moo tax loolu. non c'est ça loolu nga xam na parce que jigéen ñi personne vulnérable yi loolu c'est vrai mais est-ce que tamit di ngeen faral di jot ay góor ñoo xam te ne sax di liggéeyal ak góor parce que xam nga par exemple wàllu violence ñu di ciy liggéey mais mënoo wax violence jagleel ko jigéen ñi rek bi il faut que góor ñu bokk ci parce que góor ñi généralement ñoom ñooy def violence jigéen ñi le contraire mais comme moi c'est vice versa mais lu ci ëpp boo gisee 100 femmes 100 personnes yu ñu violenté 90 ay jigéen ñi peut-être 10 yi ñooy góor moo tax sax ñu koy faral di parce que c'est exceptionnel mais li ñu bëgg lu ñuy waxtaan ak jigéen ñi góor ñi teel parce que en réalité lan mooy problème bi dama la jox benn xam naa dama koy faral di jox comme exemple sax li ñuy wax calendrier journalier jigéen ñi xëy suba 6 heures du matin ak góor ñi xëy suba 6 heures du matin ñu natt ba 22 heures seen liggéey seen yëngutu ñu xool kan mu ci gën a chargé bu ñu seetloo jigéen ñi day def kër gi lu war lu ko war si kër gi bu fekkee fii liggéey à l'extérieur mu defaal ko aussi à l'extérieur góor ñi lu ci ëpp dañuy def li liggéey à l'extérieur mais bu ñu ñëwee ak 4 heures 17 heures li ñuy ëpp si moom mooy seetaan télé seetaan film werante waxtaan football sport toog jaaxaan ci jigéen salon ñi moment boobu ñu ngi nekk si liggéey kër gi mais c'est à ces conditions là bu jigéen ñi yow 6 heures matin ba 22 heures dañuy jël këlan yi góor gi 4 heures 5 heures moom noppul léegi guddi gi ñu seq ko mais jigéen ñi généralement amul temps lu dul noppalu góor gi moom bëgg na peut-être faj soxla foofu mooy première source de violence bi. mais xëy na du comprendre bu baax a baax. voilà moo tax ñu bëgg ñoom ñu tax di waxtaan parce que yow bu fekkee da nga jàpp fii sa doom jigéen par exemple góor gi war na ko mën a téye. dëgg la wala bu fekkee yaa ngi si waañ bi góor gi war na mën a def au moins laver waxas ndab yi parce que wàññiwul dara. mais loolu en fait faral du loo xamante ni da nga koy faral di gis la plupart du temps góor ñi foog nañ ni jigéen ñi ñoo war a def liggéey yëpp donc ñoom dañuy doog croiser seen bras. parce que ni ñu leen yaree la dañu jàpp ne góoru Sénégal moom góor la il faut toog rek ñu koy toppatoo mais dañu war a changer mentalité yi parce que auparavant jigéen ñi daal ñu xëy di liggéey dañu daan toog si kër gi topp mais léegi jigéen ñëpp a am ci luñ jàpp génn sax si mbedd bi boo xoolee 4 heures du matin jigéen ñi gis bis yi donc kooku bu fekkee mi ngi yëngu si dara dindi koom-koom ci kër gi dafa war a changer doxalin aussi si kër gi mentalité dafa war a changer d'accord mais loolu pour mu changer il faut que góor ñi ñu informer leen ñu xam parce que en réalité ñoom ñu ngi exercer violence wala ñu ngi am lu ñuy bañ c'est pas que dañoo bon dañoo xamul d'accord bu ñu xamee nag dañu xam ne ah vraiment bu ma jàppee fii ngi jàpp fii peut-être que kër ga dina gën a mën a neex. d'accord bu weesoo loolu li ma la doon poser question ci loolu laay dellu si waat mu nekk entité boo xamante ni li ngeen di faral di jot jigéen ñi moo ëpp mais tey jii à travers seen ay discours gis nañ ni tamit jigéen ñi ngeen di gën a mën a may doole donte sax góor ñi xëy na am na ñoo xamante ni ñi ngi bëgg a def les mêmes activités mais gis nañ ni daal jigéen ñi lañ ciy dooleel léegi-léegi yaa ngi naan da ngeen di bëgg di recevoir ay góor mais tey jii est-ce que yéen a ngi recevoir ay góor. waaw parce que def nañ fi benn recherche action parce que grand aussi day def recherche action day gëstu après teg ci terrain bi kii mooy sur les masculinités. def nañ benn recherche action boo xamante ne. enquêteurs yëpp ay góor la ñu. ñu bëggoon si xam góor ñi nan la ñuy gisee jigéen ñi perception des hommes sur les femmes ñu am ces résultats bu probant nga xool ne ni ñu doxalee en réalité si waxin du ñu defee noonu si kër gi dafa am changement bu radical góor ñi yu bëri. en réalité ñu ngi jàppale seen jabar ñu ngi doxal lu xamante ne moom la masculinité bi xam masculinité mooy lan mooy fexe rek lu xamante ne dafay jàppale góor jigéen ñi si wàllu doxalinam si wàllu kër gi si wàllu lépp loo xamante ne de manière positive la bu waree def marché doo ko surveiller wala bu waree def leen loo xamante ne doo ko jël gàllankoor leen di waxtaan lépp loo xamante ne dafa aajo si kër gi am complémentaire yu mën a dox muy communication donc moo tax ñu ne les hommes de l'entourage des femmes dañuy bëgg di ñuy waxtaan ak ñoom mooy càmmiñ bi muy jëkkër ji muy rakk bi muy xarit bi ñu ko ñëpp ñoo xam ne dañoo jegee famille rek te war ko mën a gàllankoor dañu bëgg waxtaan moom pour que ñoom ñoom information bu baax par rapport ak doxalin jigéen d'accord parce que en réalité góor ñi des fois c'est vrai que boo amee privilège
nga tëdd ñu lay toppatoo dafa neex mais góor ñi loolu la ñu bañ a dépasse kii da ciy bañ a loolu dañ seen loxo. d'accord te bu fekkee jigéen ñi di dara si kër gi. mais forcément jot bu mu amoon pour toppatoo kër du ko amati. du ko am léegi nag loolu waxtaan mooy tax ba nit ñi bokk même gis-gis. si biir pour que kër gi mën a nekk. mu nekk loo xamante ni sax des fois dina yëngal foyer yi bu baax a baax ndax di nga gis ab góor rek bu la ni bàyyi liggéey bi ngay def nga daal di toog gérer li nga xam ni moo di sa kër mu nekk loo xamante ni lu complexe la Maman Penda tey jii la plupart du temps dañuy gis alliance des femmes groupement des femmes kenn mësul gis peut-être groupement des hommes tey jii yéen seen wàllu groupement est-ce que mun nga def benn nuance rek entre les deux pourquoi tout le temps les femmes tey jii ci activités yi nga xam ne yéen a ngi koy def au sein de l'alliance est-ce que yéen a ngi ciy jot ay góor. waaw am nañ ñu ciy jot ay góor parce que góor yi ni ñuy ñëwee la parce que góor ñi dañuy ñëw di ñu appuyer ndax xaj ne niveau bi ñu am niveau bi soriwul war nga mën a bëgg a bind projet war nga mën a bëgg a def rapport loolu doo ko mën kon góor ñi ñuy ñëw dañuy ñëw en tant que personne ressource mais di ñu jàppale aussi suñu combat parce que gëm nañ ne il faut ñun ñu am suñu ak suñu yelleef léegi Aziz daf ko wax ci biir intervention ne léegi jigéen ñi dañuy génn di liggéey mais de tout le temps jigéen ñi dañ daan liggéey de tout le temps jigéen ñi dañ daan liggéey. mais bariwul woon comme ni mu baree léegi xam nga tool yi ñoo uute parce que bu yàgg ba dañu bu ñu demee dans les villages comme ni ko Adja waxee seen intervention fi mu ëppee ku nekk xam na ni jigéen ñooñu moom 1000 bras la ñu am. bu ñu xasee yeewu 5 heures du matin. ba 21 heures wala 22 heures duñ toog. lépp ñu ngi ci seen loxo xam nga kon ñooñu ngi liggéey. et ñooñu aussi dañu amoon seen toolu ngoon nag. boo xam ne bii ne dañ ci daan bay li nga xam ne moom la ñuy soxla li ñu mën a jëfandikoo ci kër gi ñu jëfandikoo ko li ñu mënta jëfandikoo ñu yóbbu ko marché. et de tout temps ñun suñu yaay yi dañ daan jaay xañ na liggéey bi moo uute. léegi école yi dañu ko ibbi jigéen ñi mën a jàng yem ak góor ñi ay diplôme mën fi góor ñi di yegg di fa toog ñu di fa toog ak ñoom. ndax lu góor mën rek tey jigéen mën na ko parce que góor li góor am. benn différence bu tuuti rek la ñu am. te maa mën sama mag mu baax mu ma daan wax ni bul nangu benn góor yóbbul la ko parce que li leen wutale bariwul te sax am na nu muy demee yow soo doxalee noonu mën ma yaa koy mën. ma gëm ni kon. comme li góor gi mën naa ko li mu am man am naa ko kon war naa lu góor gi di war a mën a def ma di ko def kon loolu mooy li nga xam ne bii ne mooy fi wax ji war a nekk mais buñ ne léegi góor jigéen ñi dañuy génn rek mu mel ni jigéen ñi mosuñu génn jigéen ñi dañ daan toog ci kër gi mais du toog boo xam ne bii ne da ngay xëy rek toog di nga génn dem marché di nga génn dem jëndi lenn di nga génn toujours dañ daan gis ci buntu kër yi jigéen ñu daan teg ay palaat yu ndaw di jaay booba foofa la réew mi toll woon parce que borom kër gi li mu daan indi ci kër gi yëpp da daan mat jigéen ji la mu daan def xaj na da ci daan bokk ci nattam wala mu di ko teg pour su doomam soxlaa wala borom këram nekku fi doomam feebar mu war a daw yóbbu ko dispensaire yooyu dina am weccit bu ndaw bu mu daan yóbbu kon foofu la itteem toll woon léegi bi itte yi ëppee loolu la forcément ambition yi day gën a rëy loolu moo tax nit ñi di jigéen ñi di nekk ci transformation bi jigéen ñi di nekk ci lii jigéen ñi di nekk ci laa jigéen ñi di jàng et puis dañ daan gis ne sax boo yoree waan sa ñaari doom Aziz wax na ko ci biir intervention ne nit ñu yaree la man damay wax ni léegi ñu naan waaw genre bi mooy ñu yemale góor ak jigéen def nii def naa ki naa ci di balaa ñuy genre nañu dégenrer ba pare d'accord ni ñuy dégenrer mooy ñun ni ñuy yare suñu doom yi da ngay am sa doom bu góor am sa doom bu jigéen ñoom ñëpp ñu dem jàngi ñëw wàcc ku jigéen ki nga ne ko baleer dekkalir reer bi wala defal nangam ak nangam fóotalal sa càmmiñ ji pantalon bi wala jigéen daal mooy def lépp mais tey jii xëy na fu may mujjee ak yow rek yaa ngi ko doon wax sànq ci li nga xam ne moo di sa intervention bu njëkkoon xëy na borom kër gi li nga xam ne moom lay andi ci kër gi lépp da daan mate mais léegi gis nañ ni jigéen gi day dem wuti mais la plupart du temps am na jigéen ñoo xam ne bu ñu demee wuti c'est pour ñëw def seen poche bopp la mais du xëy na jàppale benn yoon seen borom kër ci li nga xam ne moo di kër gi déedéet mais xam nga kër gi jigéen ji ala kulli yàlla day jàppale parce que borom kër gi mën na xëy yor benn 1000 francs génn dem liggéey mais yaay su amee benn téeméer du jël téeméer bi def ko ci pochetam wala mu dem natt ji ko day xool téeméer boobu naka la ci mën a lijjantee pour doomam yi lekk ci kon jigéen ñi lu ñu am ñoo góor ñi ñoom ñoo koy bokk d'accord et kon combat bi ñu nekk je crois que émission bi day bëgg a jeex waaw day bëgg a jeex non damay def tour de table damay def dernier tour de table waaw donc ma yem foofu ba nga dellu si d'accord xam naa rek li ñuy desee ci waxtu bëreetul rek ma daal di ñëw def dernier tour de table
balaa rek ñu daal di tëj émission bi moo ko internet je rappelle que yéen a ngi suivre seen émission amul nëbboo mu nekk émission boo xamante ni da ngeen koy am fii ci diwaanu Thiaroye Info TV tey nekk rek li nga xam ne moo di première numéro bi ñuy waxtaanee rek li nga xam ne moo di relance économique ak li nga xam ne moo di activité génératrice de revenu yi nga xam ne nag groupement de famille wax nañ ko def rek ci jamono bas bi di Covid 19 ci noonu rek ñu ciy àndal bu baax a baax suñu sponsor leader mu di Mansour borom 3e waaye tamit di ci àndal waa Wili Sénégal ak waa H Adja tey rek ma daal di dikkaat rek ci li nga xam ne moo di thème émission bi mu di relance économique yi nga xam ne ñu ngi koy def ak li nga xam ne mooy activité yi nga xam ne mooy andi koppar tey ji eau de javel bi nga xam ne moom ngeen di nekk di former yenn groupement de famille ñu koy def ak savon yi est-ce que am na koppar. Amina savon yi ñuy defar ak eau de javel yi am na koppar waaye amul koppar bi tax ñuy wax am na koppar par rapport ak avant ñu nekk ci situation yi ñu nekk ndax tey fi tey nii groupement boo formé ci wàllum eau de javel bu daan jaayee bouteille bi 500 tey mi ngi jaayee 300 ndax la crise bu metti ndax la koom-koom bi nga xam ni que moo fi nekkoon nekkatu fi ci loolu moo waral ñu indi leen pour ñu dimbalante seen biir ci loolu la ñuy subventionné activités yi. D'accord ñu mën a jàppalante seen biir savon bi aussi ñu ngi koy jaayee 400 francs ci boutique bi ou bien 300. ñoom ci seen biir mbootaay yi. lu ci mel ni savon ordinaire bi dañ koy jël. di ko jaayee 200 francs seen biir. ci yooyu lañ leen di subventionné di leen jàppale ndax actuellement dafa metti ci ñoom ñëpp. D'accord mais tey jii est-ce que duñu am problème bu ñu defee seen produit am problème pour mën ko écouler. problème mënul ñàkk. mais ci ba tey ci parce que su fekkee groupement de famille yëpp ay defandoo les mêmes activités après problème mu écouler seen ay produits dina posé wu. exemple tey bu ñu ñëwee ñun Thiès région de Thiès la ñu ngi dem Mbour bu ñu defee foofu jël fa benn groupe au niveau de Joal defal leen foofu céréales locales bu ñu ñëwee Kër Samba Yacine dañ leen di defal savonnerie pour ñu mën a def échange de produits ci kaw seen groupement yi mën a dox ñu gën a mën a am seen weccat bu ñuy dundalee seen kees mais duñ groupement yëpp bu ñu formé rek dañ leen di formé même produit donc échange de produit du am foofu aussi seeni koom-koom pour lu ñu ko bëggee mu dem dina jafe moo waral tout le temps bu ñu formé kii en savon formé kii eau de javel formé kii céréales ñoom ñu mën a di def échange produit seen biir waaye aussi di mën a jaay ci prix bi mu gën a yombee ko boutique bi. D'accord mu nekk loo xamante ni am na solo Abdou Aziz tey ma daal di dikkaat rek ci li nga xam ne moo di mbas mi di Covid 19 bu weesoo li nga xam ne moo di ku ne xam na ni mbas yi tey laal na ak li nga structure yu bëri graine mbas mi fan la leen laalee. En fait graine bi bu ko laalee mooy demande bi dafay bëri parce que graine structure lu nga xamante ne dafay joxe ay subventions à travers la coopération catalane programme espagnol bi ñoo koy financé ak AFD agence française de développement ñu siy liggéey aussi ak ñaari réseau yoo xamante ne graine si bokk réseau yu mag ñuy Femmes du Monde ak Quartier du Monde ay réseau yu mag au niveau international donc laal nañu à travers suñuy partenaires. D'accord mooy que partenaires yi ñu waroon liggéeyee jumtukaay bi ñu waroon am yàlla def na matalewul parce que Covid bi gàllankoor na woon mais si biir daaw par exemple si biir Covid bi dañoo jël yenn projet yi ñu changé ko pour faciliter femmes yi wàllu Covid ñu mën si contribuer pour xeex ko. Comme yenn projet par exemple. Par exemple femmes yi bu ñu amee benn projet bu ñu leen subventionné benn projet ñu xam ne par exemple causerie wala animation la ñu war a def animation bi fekk gàllankoor parce que ñu mun ñu daje jëleen xaalis boobu ñu jëlee ko détergent jëlee ko eau de javel jëlee ko savon jox ko seen askan. D'accord loolu pour ñun suñu contribution la woon si wàllu mbas mi. D'accord mais directement laaluñu mais indirectement à travers nos partenaires yi nga xamante ni ñu ngi liggéey si wàllu boobu. D'accord ci noonu rek ma daal di jox kàddu gi Maman Penda Ndiaye Maman Penda tey ji alliance bi donte ku ne xam na ni mbas mi tey laal na leen mu di Covid 19 yan activité wala sax nan ngeen nar a faire face li nga xam ne moo di mbas mi wala nan ngeen nar a mën a def rek pour daal ciy génn. waaw xam nga mbas mi moom question boobu Sénégal yëpp lañ koy posé. ñun waa Sénégal naka lañ def pour war a mën a génn ci mbas mi naka lañ war a mën a def pour faire face ci mbas mi. man yaakaar naa ne les mesures barrières il faut ñu respecter ko d'abord. pour dem aussi vacciner wu ji pour mbas mi mën fi jóge pour benn. mais su mbas mi jeexee activités yi ñu doon mën a ñu war ko mën a gën a relancer mais mbas mi dafa am lu ñu jàngal. muy gis nañ ni la vente en ligne mbas mi wan nañu ne loolu solution la kon li nga xam ne moom la ñuy wax. ku mel ni Wili wala H wala
graine li ñu leen di wax mooy ñu appuyer jigéen ñi ci formation yooyu ba nga xam ne bii ne niveau technologie yi ñoom dinañ ci mën a liggéey dinañ ci mën a def li ñu bëgg a def kon xam naa génn bi ñuy génn bu bari bi ñuy wax dana xaw a wàññeeku ndax boo toogee sa kër transformé wala nga defar di nga ko war a mën a jaay en ligne kon li ngay toog ci kër gi dana xaw a gën a bari. beneen bi ci topp mooy aussi da nga ko wax sànq bi ngay posé question Adja ne ko est-ce que benn homme politique du bootu ci seen ginnaaw gis nga actuellement nii jigéen ñi dañoo mûr mat ba nga xam ne bii ne soo ñëwee di leen wax li nga leen di wax dañ la naan waaw mais gis nga élection ba mbañ gàcce ay xewee ba tey kenn sonnatul kenn du fatt kenn boo duggee ci mbañ gàcce bi def li nga xam ne bii ne moom nga gëm moom nga wóolu soo dellu si waatee ci terrain bi nekk ci sa développement parce que dañuy fekk ñu nekk ay actrices de développement ñu fekk ñu ci développement bi bu ñu ci bëggee génnee yóbbu ñu ci politique ba day xaw a doy waar parce que ci biir développement bi kuréel yi ñu nekk di def activité de développement kenn du fa wax conviction politique wala religieuse wala lenn développement lañ fay wax bu ñu génnee nag ku ne simmi sa manteau développement leen ba mu jekk teg fee sol sa manteau politique d'accord mais li nga xam ne moom lañ gën a soxla mooy subvention yi moo ñu gënal te moo ñuy dooleel d'accord que vraiment financement yi parce que leb la ak fay te boo fayutee day am lu ci dal intérêt yi day metti loolu moo ñu gën a suuxal loolu moo gën a nasaxal doole jigéen ñi actuellement moo gën a nasaxal aussi doole association yi kon ñu mel ni H ak Wili la ñuy wër ak graine d'accord tàllal nañ leen ñun jigéen ñi tàllal nañ leen suñuy loxo jigéen ñi ñëw àll bi soxla nañ leen Wili ak H waaye it banlieue bi soxla na leen d'accord ndax jafe-jafe yi banlieue bi am village yi amuñu ko ndax am nañ suuf mën a bay te ñun amuñu suuf pour d'accord di ko jaajëfal bu baax a baax maman Penda Ndiaye moom mu nekk présidente bu groupement des femmes nekk alliance des femmes pour le développement du Sénégal amaana sax lu ñu cërale woon ci ay waxtu jeex na rek Adja ma bàyyi la nga daal di tàggatoo ak mbokk internet yi waaye aussi di leen jox dig daje beneen jeudi incha allah. waa Amina maa ngi remercier fidèles auditeurs Thiaroye Info yi ñu ngi doon suivre à travers le net. maa ngi jot pas mal de questions ak docteur mi ngi naan mi ngi essayé woote dafa nekk Gambie docteur Mame Yota Faye moom mooy coordonnatrice bi au niveau du Sénégal ci programme Wili bi mi ngi essayé mais demoon moom la may envoyé message sànq ba léegi waaye di remercier aussi suñu ñaari invité yi présidente Penda Ndiaye di présidente alliance des femmes pour le développement du Sénégal di jàppale jigéen ñi bu baax aussi waaye tamit di remercier Aziz ndax tout le temps aussi ñoom moom tamit dañ koy sonal di leen envoyer ay groupement de femmes pour ñu leen di aider ci leen jàppale ci bindum projet bi ak di leen accompagner lu ci mel ne aussi graine ñu jot nañu liggéey ak ñoom xam nañ aussi bu baax li ñuy def ci jigéen ñi waaw mu leen di remercier bu baax di remercier aussi sama collaborateur Tupac El Bachir moom mi nga xam ne que moom laa àndal ci banlieue bi ci liggéey bi waaye tamit di remercier waa Thiaroye Info vraiment merci di leen jox di daje jeudi incha allah ci beneen émission ak ci beneen thème ak yeneen invité incha allah d'accord di ko jaajëfal bu baax a baax moom Adja Diaw ma bàyyi rek Abdou Aziz mu daal di tàggatoo ak mbokk internet yu Thiaroye Info. waaw di leen gërëm di leen sant di wax ne vraiment j'ai fait une belle découverte parce que Thiaroye Info TV quand même maa ngi koy doog a xam. macha allah te di leen surtout encouragé. merci beaucoup. parce que initiative mel nii banlieue bu ko soxla. c'est vrai que y a beaucoup d'initiatives yi xamante ne ñi ngi am ci banlieue bi mais dafa am importance. te ay ndaw nekk ci di liggéey si wàllu information surtout information crédible. boo xamante ne dafay amal nit ñi njëriñ. vraiment maa ngi leen ci gërëm bu baax di leen encouragé bu baax a baax. di gërëm waa Wili waa H. si initiative bu ñu am aussi. mën a di wasaare seen i xalaat. d'accord seen xam-xam par rapport ak di ko remercier si wàllu naataango bi président Penda Ndiaye. d'accord moom nag sama présidente la parce que am na temps yoo xam maa nekkoon seen chargé de programme. d'accord mais duñ ma fay xaalis te ñoom dañoo nekk donc loolu foog ma sànni ko xeer waa Thiaroye yëpp xam na ne sama président naa toll. yaa ngi koy déedéet garaaw bu ko sànni xeer baal ko jigéen la moo tax di ko jaajëfal bu baax a baax Abdou Aziz waaye aussi di jaajëfal bu baax a baax mbokk internet yi nga xam ne ñu ngi doon suivre maman Penda tàggatool mbokk internet yi. waaw di tàggu mbokki internet yi di wax ne vraiment def nañ une belle découverte merci parce que souvent dañ daan gis Thiaroye Info rek mais xamuñu woon lan mooy Thiaroye Info ak lan lay def mais gis nañ ne Thiaroye Info fii la nekk nekkal fi banlieue bi nekkal fi waa banlieue bi kon tamit dañ leen di jaajëfal ci loolu di jaajëfal mbokki internet yi di jaajëfal Adja H ak Widi di leen wax ni banlieue bi soxla na ko di jaajëfal Aziz wax na dëgg moom xam na ne amuñu moyen parce que jafe-jafe yi ñu fi wax yëpp am mosuñu am appui suñu fonctionnement ñoo ko yoreel suñu bopp kon ku ñu ciy jàppale ku nekk xam nga ne
jàmbaar nga kon ñu ngi lay jaajëfal waa Caaro yi dinañ xam ne yow ku mën a jàppale jigéen ñi ko am problème rek na nga dem Graine jéem a seeti Aziz dina la jàppale ci loolu di gërëm waa Graine aussi duñ leen fàtte mais di gërëm aussi waa Wildaf muy réseau boo xam ne bii ne dañ ci bokk ñuy xeex ak yelleefu doomu aadama di ñu jàppale ci ay formation di ñu jàppale ci lu bëree bëri ci activité génératrice de revenu mais aussi di jàppale aussi waa réseau Equitas Sénégal aussi di leen jàppale parce que lépp loo xam ne droits humains la wala xam nañ ko wala mën nañ toog ci plateau di wax nit ñi di ñu déglu ñooñu ñoo ci jàpp d'accord maman di ko jaajëfal bu baax a baax maman Penda Ndiaye waaye aussi jaajëfal bu baax a baax mbokk internet yi nga xam ne ñu ngi doon suivre seen émission amul nëbboo fii ci Caaroy Info TV jaajëfal bu baax a baax suñu sponsor leader mu di Mansour borom 3e mu nekk fii ci diwaanu Caaroy di baruwaaram bu baax a baax ci li nga xam ne moo jëm ci wàllu menuiserie métallique di defar tamit li nga xam ne moo di ay salon wala sax ay fauteuil yu mucc ayib ba tax na sax mbokk internet yi képp koo xamante ni bëgg nga mu defaral la liggéey bu mucc ayib mën nga contacter Mansour borom 3e mi ngi fii ci diwaanu Caaroy janook Kër Sëri boo wàccee juste fi nga xam ne moo di pont bi waaye tamit mën ngeen ko woo ci 77 975 75 95 su ko defee rek Mansour daal di lay defal liggéey bu mucc ayib ci noonu rek may jaajëfal bu baax a baax ñi nga xam ne ñoo di suñu ay collaborateur di waa Wili Sénégal ak waa H ñoom sax ñoo ñu doon gunge ci li nga xam ne moo di émission amul nëbboo di jaajëfal bu baax a baax ki nga xam ne moo di Adja Diaw ci li nga xam ne moo di confiance bi daal di rek fas yéene def émission bi fii ci Caaroy Info jaajëfal bu baax a baax ñi nga xam ne ñoo di mbokk internet yi ñu doon suivre ku ci mel ni rek Amadou Diakité maa ngi koy nuyu bu baax a baax Mor Mati Loum Diop depuis rek fi nga xam ne rek moo di Sud Africa maa ngi koy nuyu bu baax a baax waaye aussi jaajëfal bu baax a baax ñi nga xam ne ñoo fare woon ci technique bi ku ci mel ni rek suñu rédacteur en chef di Amadou Ñing waaye aussi jaajëfal bu baax a baax ki nga xam ne moo di Sadio Ndaw ci li nga xam ne moo di jàppandal yi mbokk internet yi nii lañ koy defee saa su ne bu si kanamee tuuti di ngeen am seen émission bi di amul nëbboo ci fi nga xam ne rek moo di suñu chaîne YouTube Caaroy Info TV wéy leen rek di daal di suivre suñu ay information ci www.caaroyinfo.net nii lañ koy defee saa su ne di leen jox dig daje alxames ak jàmm ci beneen émission amul nëbboo jaa ngeen jëf